Fatou comme ni nga ko waxee léegi actualité dañuy daal di laal CNRA bi nga xam ne dafa fas yéene rek tëj na sax la ñuy wax ñaar ci ay fan bu groupe des médias moo xam télé ba ak li nga xam ne ni moom moo di rajo bi waaye itam kii di Ousmane Sonko ak sortie bi mu defaat ginnaaw bi mu xamlee digganteem ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñi yor wàllum yoon fii ci Sénégal nga xam ne ñoom ñoo koy woolu ci li nga xam ne moom moo di dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. waaw Thioro comme ni ñu ko xamee rek li nga di CNRA li mu def. muy loo xamante ne dafa dal suñu yeneen naataango. parce que ñoom groupe de presse la. wallaay di des médias ñun ñuy groupe de presse voilà donc bien évidemment war nañ cee mën a wax. parce que ñun ñii di wax ni mës nañoo couper suñu signal. ci lan la woon. ci li nga xamante ne mooy temps émeute bi. ndaxte nee nañ ñu ngi doon diffuser de manière noo xamante ne c'est pas conforme aux éthiques de la déontologie des médias. tout ça CNRA couper suñu signal. tey tuuru kan la tey tuuru waa des médias la lu tax nee nañ benn journaliste boo xamante ne day def revue de presse. boo xam ne en même temps maire la muy Ahmed Aïdara. nekk foofu. temps yee gisoon nañ alerte bu CNRA ne na bàyyi lii di revue de presse ak revue des titres yi muy def léegi loolu moo indi li nga xamante ne mooy suspension seen signal bi loolu nag jaadu na wala jaaduwul en tout cas moom préféré na nekk maire di continuer def liggéeyam peut-être ku nekk am nga sa choix def ko est-ce que mën nañoo c'est compatible nga nekk journaliste aussi en même temps nekk maire wala def revue des titres en tout cas bu dee journaux yi à chaque fois lu ñuy relayer seen uni loolu la ñu war a divulguer je pense que bu fekkee amul point de vue personnel boo koy wax yow waxoo yow sa bopp personnellement mais lu journaux yi wax moom ngay relayer voilà moom loolu la doon def mais est-ce que peut-être manière bi kenn comprendre daal mais est-ce que c'est une raison pour couper signal groupe de presse parce que c'est couper signal groupe de presse dafa fort parce que groupe de presse bu nekk booy gis am na audience am ku nekk am na ñoo xamante ne Walfadjri donc la ñuy suivre moom rek la ñu bëgg moom rek la ñuy seetaan am na ñun tamit ñoo xamante ne des médias rek la ñuy suivre am na yeneen yoo xamante ne GFM la ñuy suivre am na ñoo xamante ne RTS bu nekk groupe de presse am ak ku koy suivre donc je pense que war nañoo respecter téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi suivre chaîne boobu ak nu mu mënti demee peut-être alerté nañ c'est vrai mais est-ce que warul woon am tuuti médiation diggante ki nga xamante mooy CNRA ak groupe de presse bi mais ñëw rek def ko bien que alerté nañ mais li c'est très sérieux je pense que waruñu ñëw couper surtout 72 heures nga couper ko signal je pense que c'est trop mais même bu fekkee li ñuy reprocher ne li mu nekk di def revue de presse en même temps nekk maire nekk ci wàllu politique bokk ci coalition boo xamante ne ñëpp xam nañ ko coalition yooyu askan bi ñoom ñoo la bokkoon pour mën a nekk lii di maire Guédiawaye est-ce que donc dañuy jàpp ne ce sont des fins politiques moo tax peut-être ñu def ko ba pare en plus ki nga xamante ne moo jiite des médias di Bougane Gueye def li nga xamante ne moom mooy kiyam bu bees slogan bu bees bi tiiñal Macky boobu est-ce que du li nga xamante ne mooy coïncidence ci li nga xamante ne moom la ñuy critiquer nguur gi parce que boo demee ba ne da ngay tiiñal Macky parce que préciser na tiiñal Macky bi mooy lan parce que moom moo fi waxoon ne dina indil xëy ndaw yi loolu gisuñ ko ak ay jafe-jafe yoo xamante ne bokk na ci dundu askan bi ni mu gënee cher ak yeneen donc nee na loolu la koy tiiñal moom déjà patron de presse bi mu ngi wane lii di opposition ci gouvernement bi léegi bu amaatee ci groupe am koo xamante ne déjà coalition Yewwi Askan bi di coalition opposition moo ko fal ba pare muy ñëw di def revue de presse foofu ku nekk ak sa manière peut-être c'est sa manière particulière de faire sa revue de presse ku nekk ak ni nga koy defee mais moom c'est sa manière particulière ñëpp xam nañ ko moom Ahmed Aïdara ñu koy defee am na ñoo xamante ne noonu la leen neexee aussi voilà donc est-ce que du loolu moo poussé donc ñu def lii moo tax li nga xamante ne mooy intervention yi ci li nga suspension signaux kii bi des médias bi indi na coow yu bari ku nekk ak ni nga koy analyser gis nañ analyse yu bari boo xamante ne tey seen quotidien bi di tribune moom mu ngi émettre parce que tey génn na ci journaux mais gis nañ ñu bari ñu ngi condamné bu baax li nga xamante ne mooy suspension signal bi mu nekk lu doy waar comme ni nga ko waxee soxna Fatou ndaxte dafa nekk lu diis lu rëy rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy seen téléspectateurs yi nga xam ne ñoom foofu la ñu taamoo di seetaan chaque jour déjà manque de respect dina fa am waaye itam mu nekk loo xam ne nii ñoom ñi ngi daw sax instant bi di dem ci internet
internet bi parce que ku ne xam ne tamit dañ doon émettre ci fi nga xam ne moom moo di ci internet bi actuellement suspendre ñu seen benn émission yëpp mi ngi amee foofu ba tax na gis nañu sax dañ leen xëy jàpp naan dañ leen doon bëgg a yàqal mais xëy na sénégalais aussi comme ni ñu ko waxee ñu ngi yor seen i ay télé ci poche ñu ngi dem ci seen téléphone yi di daw di leen seetaani ndax ku ne gis na démb 18h ak léegi vues yi nga xam ne ni yokkal nañ leen ko et tout donc yaakaar naa yàq lañ doon def boo xam ne ni dafa gën a defar mais jar na aussi ñu taxaw ci yeneen ci ay points mooy Ahmed Aïdara maire la boo xam ne ni dafa nekk en même temps journaliste di yëngu ci wàllum presse mais ñaata nit ñoo nekk ci yenn instance de décision yi te pourtant ñu ngi nekk ci presse bi di liggéey bari na ci bu fekkente ne mën nañ leen a nattable bari na ci ñoo xam ne ni ay ñoñam lañu ci wàllu presse bi ñu ngi nekk ci yeneen bërëb yi di liggéey di joxe seeni ay décision di jël di def lépp donc du xëy na ñoom ca manière ba nga xam ne ni tamit moom la koy defee manière boobu ñoom la ñu dàq ne amul éthique et déontologie àndut ak li nga xam ne moom moo di liggéey bi mais bu ñu fàttalikoo aussi moom Ahmed Aïdara ba mu koy def ak léegi yàgg na nee nañu sax depuis 2012 mi ngi koy def foofee ca D-Média mais bien avant D-Média am na ci ay këru tasukaay xibaar yoo xam ne jaar na fa te ni mu ko doon defee démb am na ñu bari ñoo xam ne nee nañ noonu la ko doon defee boobu ba tey plus de 10 ans mu koy def mais dérangé wul ba ren mu nekk maire ñu soog a ne lii nga doon def kat daf ñuy déranger donc dafay am loo xam ne ni day jiixi jaaxa ci xelu doomu aadama yi su fekkente ne tam dañ koy jàpp ne làq doom dóor doom la parce que am na ci ñoo xam ne ni ñu ngi nekk ci comme moom côté bi mu toogee terewul ñu ngi nekk ci seenub liggéey te nekk ci jiite gox wala jiiteem réew taxul kenn bàyyi sa fonction comme ni ñu ko waxee waru tax xëy na mënoon nañu ko wax mu gën a jekki-jekkal en coach wala gën a defar taxawaayam mais xëy rek daan ne la ni nga doon defee ka te fekk na loolu lépp contesté wuñ ko ay at a ngi contesté wuñ ko waxuñu la ne nii ngay defee li critiqué wuñ la xanaa kay nga nekk maire ñu soog la ne wala nga far ci wàllum politique fenn ñu soog laa critiqué day nekk lu doy waar. xam nga am na benn baat man saa yu nekk dama koy wax dama ci référé wu moo indi lii yëpp premier discours à la nation bu Macky Sall lu muy soog a nekk président de la République dafa am benn mot bu mu utiliser mot bu am solo ci dëkk. D'accord. Impunité. Impunité. bi mu koy wax man dama jël rek taxawti moom mu ne dootuma dàkk impunité vie dootu am ci ay impunité. gis nga dinaa la wax benn affaire boo xam ne gis nga man damay dem au-delà man du may yem ci Ahmed Aïdara lii ak lii ak lii gis nga dëkk bi. su impunité amoon. maanaam lu waay def foo munti bokk laa wax yoon dal sa kaw rek sa ndigg kon bu boobaa ñun tey jii kenn du ci def loo xam ne dëgg la jawa jaaduwul man foofu laay waxee c'est vrai damay tey jii bu doon dëkk bii am na ñoo xam ne dégg nga bu doon ñëpp dañuy yem au même pied d'égalité du am làq doom dóor doom voilà du am làq doom dóor doom bu doon dafa am ci fépp côté yëpp laay wax de réew mi normal Cheikh Tidiane Gomis bu defee benn affaire boo xam ne jaaduwul ak ministre bi lu mu def ñoom ñëpp at dañ leen di maanaam daan waaw yemale ñu waa yii du am il faut que nag ñu delluwaat dafa naa ne dëkk bi loolu ci foofu la ñu wax a dem bu ñu fa demee bu boobaa coow bu defee taxaw wala Serigne Gueye def taxaw dañ ko dee dëkk bi nii lay tëddee loolu moom mooy loolu xam nga loolu moom mooy loo xam ne moom moo andi lii yëpp moo ko andi désordre bi yëpp désordre bi yëpp lii moo ko andi dañu yaakaar dañuy defar fekk na nit ñi dañ leen di may fit pour ñu gën a song moom laa lay wax gën a ñeme li ñuy def moom laa lay wax désordre bi moo andi lii yëpp nañu waxante dëgg dëkk bi dafa dem ba nga xam ne léegi dégg nga boo nekkee au pouvoir ou bien bu dee yaa ngi jiite sa gars yi dañuy def lu leen neex ci secteur yëpp nag laa wax dëgg la waxuma rek ci secteur kii rek secteur yëpp laa wax mais da ngaa ñemee dëgg rek waxal ci lii. waaw non est-ce que c'est normal te doo normal ne groupe de presse ñu ñëw ne ko kamaj. non comme nañ ñu defoon ci Emadia dama ne. damay njëkk a commencé ci loolu. waaw d'accord. mooy rek damay wax ne. parce que tey jii. gis naa fi yoo xam ne. sincèrement ay nit yoo xam ne def nañu lu pire te kenn waxu leen dara. dëgg la ou bien jalgati nañu kenn waxu leen dara
coach sax. léegi nag ma ñëw. ci li nga xam ne mooy lii. gis nga man dama leen ko wax rek gis nga Babacar Diagne mii. jar naa duut baaraam. Babacar Diagne mii man fii laa ko wax neexul ñu bëri. Babacar Diagne wax na def ndànk. Babacar Diagne bu mu fàtte ne journaliste la. Babacar Diagne xam na lan mooy média. xam na lan mooy importance su média dans un pays. billaay. Babacar Diagne saa yi na ko lu ñu waxee mu ne kuy kamat. te mën a tëj de. waaw nay kamat rek nay continuer di kamat mais sànq da ngeen ko wax mais am na yoo xam ne daf ci am ay fii ay structure yoo xam ne ñoom ñooy gérer presse bi. ana correct. ana seen dem waxtaan ak ñoom ne leen kaay leen. kii ni muy def wax leen ñu waxtaan. ñoom ñu dem rencontrer. waa des médias. ne leen déet lii. def nii waa nii waxtaan ba ñu ne kii bu boobaa man gëm naa ne. Ahmed Aïdara wala Bougane dinañu xoolaat. ñu ñu jël koy seen xoolee waa def ko. bu bu baax ne bu ñu ko defee ba kii la bu baax ne dinañ ki waaye yóbbu ñu leen nii rek ngeen a kamat. waaw ci koo xam ne nii aussi. ci koo xam ne aussi. dégg nga non c'est que nag gis nga nag. presque 70 ans yaa ngi ci presse bi yaa ngi ci métier boo xam ne. non kaay dama la wax benn affaire nag dafa jot de gis nga ñun dama xàllaa ñun booloo ñun kiwuñu on n'est pas unis. la presse. oui waaw parce que te ñun ñooy wax jafe-jafe askan wi def yëpp te toujours buñ ko amee dañu gis kenn. bi groupe Sud Côte groupe Sud Côte sud bi muy am problème ba Sidi ñu arrêté ñoom ñëpp arrêté bokk loolu moo amatul. booloo bi. booloo amatul il faut que gars yi di booloo. xam nga lu ko andi. xam nga lu indi ñàkk a booloo bi aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy jiite ñoom ñoo ñu njëkk a xàjjale. xam lu tax dañ ciy gis télé yoo xam ne askan bi ci boppam ñoom ñooy toog jugé télé bii kii la faral télé bee pouvoir la faral télé bee léegi dañuy yaakaar ne concurrence boobu dafa war a nekk ci diggante ñaari télé ba ñi fay liggéey sax dañuy def yooyu la concurrence te loolu moo jaaduwul ci presse parce que dafa tëddee njaaxaanaay amul kenn koo xam ne nii dangaa war a ñëw mais su fekkente ne tam ki nga xam ne dafa war a jiite presse tey këru presse goo xam ne dañ jàpp ne moom moo gën a rëy ci Sénégal parce que moom moo fi jiitu wala sa état moo ko moom kooku depuis Abdou Diouf nga nekk fi di régner poste boo jël tey ji bu subaa nga jël ba ca des te terewul yow da ngay ji côté boobu ci presse bi da ngay continuer di ko jiite nguur gu ñëw nga bëgg koo xalamal loolu tam du dem. nguur gu ñëw nga bëgg koo xalamal coro dóor doom làkk doom boobu sax ci laa bëggoon a ñëw ndax CNRA dafa mel ni dañ ko wax xooleel ñaari bët moom mu fàtte benn bët bi. benn bët lay xoolee c'est-à-dire gis nañ fi ay séries yoo xam ne jàlloon nañ fi Jamra jóg ne lii jaaduwul ñu jëloon ci ay mesures ñoom waa CNRA mais séries yooyu noonu am na ci yoo xamante ni. pire lañ doon def lu ko gën a garaaw fi mu ne ñu ngi koy def. dañ koy def te pour kenn waxul. kenn tudd leen kenn waxul mais bu dee dafa soxal wàllu politique rek. moom dañuy ci yàkkamti goo xamante ni loolu mooy tey xel parfois. moo tax nit ki léeg-léeg bon doxalin bi moom la ñuy ñaawal te teg si Cheikh Tidiane a ko wax léegi yomba tëj gaaw ci tëj. fat ñu tëj rak ñu tëj. manqué respect askan bi leen di seetaan la sax. waaw askan bi am nañ ci part de responsabilité. moo tax CNRA ni muy doxali daal ñun journalistes yi wala la presse yi boppam ñoom ñoo ko war a xeex Fatou Diouf a ngi koy wax léegi ñun dañuy wax jafe-jafe askan wi lépp ñu koy jéem di ci wut saafara mais suñ jafe-jafe bopp ñun war nañ ko xoolaat. tey jii nii correct ak Synpics est-ce que dégg nañ leen ci wala wax nañ ci. c'est vrai dañ ca war a wax dañoo war a wax parce que ñoom la soxal. seen kër la seen njaboot la. seen mbir la ñoom dañ ca war a yëkkati kàddu wax ci. luñ ci war a jël ñu jël ko ci dogal. mais doy na waar daal ci ne presse bi moom. mooy doom ji nga xamante ni moom dañ koy dóor saa su nekk waaye amul benn yaay. wala bàjjan boo xamante ni dana ko layal. ñaari minute xat ga lay na ñu tëj. tëj nañ ko. ak ya ñuy tëj di. te tëj li ci tëj média benn média au Maroc dañ ko mos a tëj 5 minutes structure ba ko tëj. la buur ba dàq. ñëpp la dàq. parce que c'est ne leen pourquoi ngeen tëj. dafa grave xam ngeen li tax ñu koy tëj. xam ngeen li ci liberté d'expression. lu mu war a mën a def ci démocratie. ci réew ci koom-koomu réew ak lépp nit ñi war a wax seen xalaat. loolu yëpp xam ngeen lu tax 5 minutes ñu tëj ko. ñu dàq ñooñu. waaw imagine loolu
tey Sénégal ñu tëj ñetti fan 72 heures. 72 heures mais aussi jar nañu taxaw faatu ci tëj bi. wax nga ko léegi. kan la ñu tëjoon jamono yee ci émoti yi. Walfadjri kan la ñu tëjaat tey Sen TV. ana yeneen bërëbu liggéeyukaay yi yeneen nga xam ne ni tey jii ñoom it mënoon nañoo def benn diggante bi ñu tëjee Walfadjri ba Sen TV. mënoon nañu parce que ñooñu à Coro xam nañ lépp quand même bu fekkee ne wax nañ yeneen groupe de presse yi souvent seen ligne éditoriale ak suñuy bos quand même c'est diamétralement opposé hein. Parce que ñun ci fi ñuy laal des fois ñeneen ñi duñ ko ñemee laal. loolu la aussi est-ce que du loolu yëpp moom mooy tax ñun ñu nekk victime. ci li nga xamante ne moom mooy yenn décision Sénégal kii Serigne wax na ko léegi Coro aussi li jëm ci wàllu correct ci wàllam je pense que mu ngi def benn liggéey bu baax mën nañ ko saluer li nga xamante ne neen day assainir lii di milieu médiatique bi presse bi ak li nga xamante ne mooy code de la presse bi ak li du ëmpuñ leen ñun journalistes yi déjà à partir du 2 juin nee nañ ku amatut carte nationale de la presse dootoo demati benn rencontre benn ndaje duñ la fa bàyyi ça veut dire que ne képp ku amul carte nationale de la presse à partir du 2 juin donc yow considéré wuñ la journaliste kon xam nga ñooñu kon ñu ngi jóg kon pour defar li nga xamante ne moom mooy suñu secteur bi léegi est-ce que ñoom seen wàll pour ñu xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa CNRA li ñuy war a def lii est-ce que lii rôle CNRA la je pense bien que ay voix wax na jógee ci côté correct yooyu pour ñu wax si mais comme bu correct waxoon na si temps yi nga émeutes yi bu ñu fermé suñu signal aussi ñoom jógoon nañ waxoon nañ ci mais est-ce que ñoom am nañ ci sañ-sañ est-ce que ñoom seen responsabilité la ñuy joxe décision CNRA moo yore yenn décision yi ñoom ñoo ko yor te ki ko jiite kan la xam nañ ko ci wàllu presse journaliste bu mag la moom moo ko jiite tey nekkoon tamit koo xamante ne moo jiite boîte bu mag fii ci Sénégal donc Cheikh Tidiane Gomis wax na ko muy Babacar Diagne je pense que ne kon bu fekkee yenn décisions yi ci moom la émané directement ou bien qu'est-ce qui se passe il y a anguille sous roche on ne comprend pas yooyu yëpp donc war nañ ko mën a xoolaat mais je pense que bu ñu demee bay alerte bi dafa jege délai bi dafa jege trop waaw dafa jege mënoon nañ ko yokk tuuti bien que dégg nañ ko fan yee ne pour mu arrêter revue de presse bi ñu ngi ko doon signaler mais dafa gaaw diggante bañ koy wax ak bi ñuy tëj lii di télé bi dafa jege. est-ce que moom dañu ko waroon wax tamit directement na arrêté wala ñoom ñu defar toogaayam est-ce que aussi ñoom ñoo ko war a xoolal sa manière de le faire naka la ko war a defee wala naka war a ko parce que tam wax nañ ko léegi Ahmed Aïdara ba mu nekkee Zik FM Sen TV ak léegi boobu politiqueul laataa muy politique la mi ngi ko doon def ci manière bi nga xam ne nii noonu la ko bëgg a defee donc boobu kenn woowu ko ci woon kenn waxu ko ci kenn artu ko ba sax di ci tëj média boobu xalaatu ko woon dafay fekk ne rek après dugg na ci wàllum politique am na fu mu faree xëy na farut ak nguur moo tax après il faut ñu toñal la il faut ñu jéem laa seere tuuti pour nga mën a bàyyi li nga xam ne nii moom mooy seli gis nga su fekkente ne rek dañoo bëgg wax loo xam ne nii tey jii mooy nañu jaar ci dëgg gi rek jaar fa nga xam ne nii foofu lay mettee ñu daal di koy waxee parce que tam li ko ci wax lu am importance la mooy kumba am nday ak kumba amul nday gi ci réew mii ci yenn bërëb yi moo xam presse la moo xam fu mënti doon dafa daal di bëgg a nekk loo xam ne dafa jéggi dayoo aussi il faut ñu toogaat ci xool parce que am na ci loo xam ne nii day indi jiixi jaaxa ci ay xol te su indee jiixi jaaxa ci ay xol moom mooy indi leneen ak leneen ak leneen parce que koo gis muy dem am na koo xam ne moom la àndal wala moom la fara wax ma la jamono ji nga xam ne nii presse bi askan wi dañ leen di déglu dañ leen di bàyyi xel am na ci ñenn ci askan bi ñoo xam ne ni tey jii foofee la ñu bëgg foofee la ñuy jële seen ay information ñooñee di fa génn ñoom la ñuy bëggee comme Walfadjri TFM RTS ak ñeneen donc su amee kumba am nday ak kumba amul nday goo xam ne dañ ko ciy nemmeeku faaw ñu duut baaraam ci li nga xam ne ni moom mooy ci fa muy mettee ci koo xam ne ni aussi wax nañu ko léegi déjà magal na ci wàllum presse moom mi nga xam ne moom moo di Babacar Diagne ba muy def presse xalaatuñu ñun ñi juddu xëy na ñoom coach ñi sax boobu daanaka ay ndaw lañu ba mu koy def ak léegi lu yàgg la est-ce que aussi jamono jiitu ko ci jamono ji ñu toll ak fi ni presse di doxee est-ce que du lu ko jiitu parce que tam bu matalu 70 ans aussi li ko koy manqué du bari est-ce que du bari da koo jiitu est-ce que sax war naa mën a toog ba tey jii di jiite CNRA gi nga xam ne tey jii foofu la décision yi di jógee te kenn mënul wax CNRA moo jël décision te du Babacar Diagne ci boppam moom moo ko
jël yooyu décision ndax moom moo ko jiite lu ko fa neexul du am donc jar na ñu defaraat toogaay yi xoolaat ana naka la ñuy defaatee ak askan wi naka la ñuy defaatee ak ñi nga xam ne tam ñoom ñoo nekk ci biir askan wi xëy na di am luñ leen di jariñ ci benn kan moo ko fal aussi question boobu jar na laaj tamit mais ci communiqué CNRA bi manquement ci liggéey ci réglementation bi ci lañ wax maanaam ni mu koy defee awut yoon loolu lañ wax kon waxuñ ne waru koo def man ci li ma liir déedéet kenn waxu ko waxuñ ne waru ko def nañ ne ni mu koy defee awul yoon te ni mu koy defee man jàpp na nun la ko daan defee lu tax ñu toog ba tey mu doon maire ñu soog a wax ne ko li ngay def nii ni nga koy defee awul yoon loolu moom jaaxle xam naa ko y a ça aussi parce que moom laa lay wax waxuñ ne waru ko woon waru ko def Serigne moom laa doon wax léegi bu médiation bi amoon maanaam ñu impliqué ci maanaam CNRA Babacar Diagne fa woon dem ci ko ke waa kii waa Synpics ak waa correct ne leen vraiment lii lañ ki nañ leen dem ñu convoqué Bougane ñu ñëw ñu waxtaan d'autant plus que waa correct ñoom ñoo fi nekk pour xam nga léegi nag correct ci boppam dañ koy responsabiliser moom bu ñëwee ne bu baax ne nañ ne amit ne ko am na noo koy defee ni nga koy defee noonu non parce que léegi lii nga bu ko defee nii nga koy defee mais coach bu àgg gaa yi xool Synpics ak correct demee tey jii dem ne ko lii ndax dafa nekk maire ba fan yee passé avant Ahmed Aïdara dugg ci Yewwi Askan Wi bi Ahmed Aïdara commencé sur gaz du ko teree xeeñ est-ce que boobu la woo Synpics yi waroon a dem wala CNRA dem ne ko léegi laa parce que loolu ay pic la bu fekkee ay pic la yoo xam ne da ko doon envoyé moom lay envoyé jamono ji ci revue de presse boo xam ne nee na da koy commenté yeneen yu ni mel li tax ñu ko ci duut baaraam est-ce que suñu jiitu woon bien avant moom muy nekk maire est-ce que du woon gën ndax tey jii bu ñu waxee nit ñi dégg leen mën leen a jàppale ne kon kat ñoom li ñuy wax ci Ahmed Aïdara nii la koy waxee ak nii mais mënuñu woon xaar boobu ba tey mu koy def xëy na yaakaaruñu woon ne mën na dem ba yor meeru Géejawaay et tout mën na am ay voix ci askan bi ñu soog a mën a toog di ŋàññi liggéey bi nga xam ne noonu la koy defee mais est-ce que waruñu woon a jiitu à l'avance dem ca ba nga xamee ni boobee la ko doon def ba mu koy commencé boobu ak léegi yàgg na kenn xamuloo ne boobu Ahmed Aïdara sax dina dugg ci coalition bay lii mais xamoon na gisoon nañu muy wax sul gaz du ko teree xeeñ ak yeneen donc est-ce que du boobu la ñu waroon a jóg correct bu jógoon Synpics jóg bu ñu jógee jamono ji bu ñu ko tëjee ñëpp dinañ ne wax nañ dëgg ndax yàgg nañoo alerté et tout bien sûr Thior li nga wax am na solo bu fekkee loolu lay nirool day mel ni dañoo bàyyi ko bañ ko fal ka ak bañ xamee ne aussi ci coalition Yewwi Askan Wi la bokk surtout ça mais lii day reposer waat li nga xamante ne moom mooy presse bi ak état relation presse état ça n'a toujours pas été rose noonu la mës a mel ci ban côté surtout presse bi nga xamante ne àndut ak nguur gi ñoom toujours day metti si ñoom ak mu mënti doon peut-être est-ce que bu àndoon ñoom seen côté jeté ay fleurs yi nga xamante ne ñoom ñooy gouvernement bi peut-être du ko du tey du demee nii peut-être loolu tamit moom moo ñuy sonal léegi diggante relation boobu am si ñaari lii di état ak presse noonu la mës a demee bu ñu sukkandikoo suñu patron de presse ndem si yàlla El Hadj Sidy Lamine Niass yàlla na ko yàlla xaree àjjana fa mu nekk liggéeyam bu rëy bi nga xamante ne def na ko ci presse à chaque fois ay sortem un jour sonal nañ ko fi duñu fàtte benn décembre boo xamante ne jàpp nañ ko fi toujours ci ay déclaration donc bu fekkee ne dañuy jàpp kañ nañ ko comprendre ba mu demee mais des fois dañuy jàpp ne de benn groupe de presse daa contre ki nga xamante ne nguur gi parce que ñoom la souvent dañuy jàpp dañ la contre léegi boo def attention dañ lay jàpp di la coller ay motifs di la jox ay taxes yu cher yoo xamante ne ay fisc yoo xamante ne kenn du xam pour bëgg kër ga tëj te gis nañ ne moom yëpp boobu ba tey Walfadjri ngi taxaw alhamdulilah mais façon bundu xatal bu nekk Walfadjri jot na ko peut-être tey Sen TV daa ñëw des médias ñëw moo gën bu nit des médias dafa ñëw tey topp ci mais bu ñuy wax ci koo xamante ne am na pression koo xamante ne sonal nañ ko ci wàllu média mën nañu wax ne Walfadjri moom mooy premier parce que tàmbale nañ ko depuis El Hadj Sidy Lamine Niass nekk fii ci Walfadjri mais teewu tey ñu ngi dem ba léegi te ñu ngi garder ligne éditoriale boobu ba tey jii Fatou moo tax ma yokkal la ci dëggay dëgg te dëgg rek kay fulla moo tax tey jii askan mi nga xam ne ñoom ñoo dooleel groupe Walfadjri kenn du ñoom parce que tamit looy am te amoo nit ñi nga xam ne ni te nit ñi aussi boo leen di am leen ci dëgg ak fulla goo xam ne ni tey jii ñoom lañ la gis daanaka groupe Walfadjri na mu doon doxee ci njëlbeen ba léegi ni wàccul yoonam wàccul tànkam xëy na loolu si Lamine doon liggéey ak li mu doon doxee loolu mooy dëgg di fulla ji moo tax tey ji yàlla tam ci sunu borom day fay ndaxte comme ni ñu koy waxee nit dina atte waaye atte yàlla moo gën a wóor fuuf bu nit donc sant yàlla ci côté yëpp te yaakaar naa ne presse bu taxawee di liggéey liggéeyul këru liggéeyul CNRA liggéeyul Corée liggéeyul keneen askan bi nga xam ne ñoom ñooy seetaan ñoom la ñuy liggéey donc sant sunu borom dëgg te moom mën nañ ko mën a wax parce que moom mosu am formation politique
politique moom Sidi musu ko am c'est vrai peut-être man bu ñu waxee Bougane dafa am coalition boppam kooku mu ne mais kii dëgg ko ñoroon musul wax ne dafa bokk coalition musul wax ne votal leen di wala dara mais dafa yoroon idéologie di ko joxe à chaque fois bu fekkee am na yenn actualité yoo xamante ne am na ci réew mi donc je pense que bu ndoxatal yooyu war nañ koo mën a ba léegi beneen point sujet parce que lii mun ñu croiser suñu bras parce que ñun ñëpp la concerné parce que suñuy collègue lañ quand même mën naa nekk tey ñoom bu subaa ñun comme ni mu nekkee woon daaw parce que defoon nañu ko mais gis nga metti woon na boobu nga da ngay toog da ngay mel ni ku nekk si kii ñoo xëy si ba pare toog di xoole parce que doo mën a def dara loolu tamit dafa metti sax li ma si bëggoon yokk c'est que farak askan wi dafay mel ni téye xalu safara xam nga yonent bi waxoon na ko ne seen diine dana mel ni xalu safara jamono dana toll mel ku mel ne Sëñ Tuubaa naan jamono dana yegg foo xam ni fexe leen ba ñëpp seen diine ci seen i roog ci seen i déggéej daal maanaam léeg-léeg da ngay toll foo xamante ni ci farak askan wi xalu safara lay doon wallaahi moom da ngay muñ téye ko dëgg la day metti waaye Sidi mi ngi wax noonu loolu la woon da doon téye xalu safara wi nu mu tàng mu téye ko boo ko seetee sax farak askan wi lu bëri alal amu ca boo ko seetee alal amu ci waaye conviction la gëm-gëm la lu mu métti rek lu ne dana dal sa kaw lu nekk dana dal sa kaw parce que le plus souvent askan wi day mel ni genre day opposé ak beneen camp ba da koy ëpp doole lu si ëpp parce que ñoo yor police ñoo yor CNRA ñoo yor ñeneen ak ñeneen këru dóorukaay yi rek li nga xam ne moom lañ def seen yetu xeex voilà yetu xeex yi ñoom ñoo ko yor yetu xeex yooyu nag saa yu jógee di dal ci ki taxaw di défendre askan wi ci le plus souvent ci moom lay dal du dal ci askan wi si boppam de mais ci ki taxaw ne askan wi bu ko kenn laal wala bu kenn nangam le plus souvent ci kooku lay dal moo tax défendre askan wi xalu safara lay mujj doon boo amee ngëm-ngëm bi ne man damay taxawal askan wi doon la voix des sans voix xal boobu xaw mu lakk la wallaay yàlla na yàlla jàpp ci dëgg fu la Fatou beneen ci sujet waaw beneen sujet Thioro comme ni ñu ko gisee rek déclaration Ousmane Sonko bi nga xamante ne génn na donc ne moom porté wu na volontaire dem ci convocation bi nga xamante ne moom la war a amal ak doyen des juges ne pare na ko pour def ko ci Adji Sarr waaye di woote lii di calme ak sérénité ci militant mi ne bu ñu def dara waaye nag képp ku deful yoon wala dara rek dinañ dal sa kaw mais en fait ñu gis li nga xamante ne moom la ko dafayee bii pa donc woo mu nekk lan kan moo wax xam nga lan dal sa kaw déedéet dafa ne kii ba tey loi ak ku ko jéem a interposé ku ko salfaañe donc ba tey dinañ jóg sa kaw waaw militant mais da leen appelé pour ñu au calme ne moom pare na pour mu dem woowu kenn voilà nee na bu ko kenn gunge waaye tam nañu bàyyi xel bu baax a baax bu yoon naree salfaañe li nga xam ne moom moo di ak yelleefu doomu aadama yi je crois noonu la ko waaw ne pare na pour wuy ji waaw pare na pour wuy ji waaw ndax moom sax ci ay waxam bu ñu ci sukkandikoo nee na moom moo sàkku ba tax moom moo fëgg ci table bi gëtëng ñi nga xam ne ñoom ñooy yoon pour ñoom ñu daal di ubbiwaat dossier bi pour ñu mën koo classé benn yoon wax ci mu jàll côté ñu jëm ci leneen nee na looloo tax mu gëtëng leen te xam na ne su génnee def ay pic pour ñoom ñu wax ci ñoom dinañu génn daal di ciy wax looloo taxoon nee na li mu bëggoon ci dossier bi am na ko ndax nee na moom bi mu waxee ba pare ci la ñooñee nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum yoon daal di génn commencé ñi nga xam ne ñoom ñoo ëmb dossier bi di leen laaj ak di leen woolu di leen laajaat ci dossier bi ba tax na moom rek moom di Ousmane Sonko moom moo ci des ba ñu war koo entendre joxe na sax ab date boo xam ne moom la toogoon fii Dakar di leen ko xaar te ñoom woowuñu ko ci boobu date ak tase ak ay avocat ba tax mu delluwaat Ziguinchor tout à fait Thioro wax na ko en fait te li ko gën a indi moom mooy sortie bi nga xamante ne defoon na ko ci vendredi fii ci Walfadjri ak yenn journalistes yoo xamante ne def na ko fi parce que wax na ne lu dem signé li nga xamante ne moom la def comme il est sous contrôle judiciaire loolu yëpp expliqué na ko est-ce que du loolu peut-être moom moo déclenché affaire bi kon peut-être est-ce que Ousmane Sonko sonn ci mbir bi moo tax tey mu bëgg dem li nga xamante ne moom mooy procès convocation bi te nee na mardi 6 avril donc muy date boo xamante ne moom la ñu retenir comme entre guillemets pour mu répondre ci convocation bi donc comme ni ñuy faral di wax naan day appeler aux résistance dafa def li dafa def mais bii pas dafa ñëw taxaw ne militant mi nañu dal ci wàllu boobu kon lañ leen dafa bëgg peut-être ñu teg une bonne fois pour toutes li nga xamante ne moom mooy dossier Adji Sarr bi ci wax ji yi nga xamante ne jàpp na ne complot la parce que mu ngi koy waxaat ci wax ji ba tey complot la te lu ñu bëgg moom mooy peut-être contraindre ko ci li nga xamante ne
moom mooy candidature am ak présidentielle yi di ñëwaat yooyu yëpp est-ce que du loolu la li nga xamante ne mooy leader de Pastef bi bëgg a confirmer encore une fois donc ci li nga xamante ne moom la ñuy wax ne complot la parce que ku dem ba ñëw taxaw ne dama pare pour convocation kon kooku wóolu na boppam bu baax kon setal na daram bu baax même bu fekkee ne beneen parti bi gis nañu li nga xamante ne mooy sortie médiatique bi mu def ci côté international ñi nga xamante ne posé nañ ko question moom la supposée victime voilà moom mi nga xamante ne wax na Adji Sarr di expliquer moom tamit mu ngi xaar procès bi lan la ñuy xaarat yooyu mel ni kuy day bëgg a elle s'en prend à la justice sénégalaise ne pourquoi defuñ seen liggéey léegi moom bu ko defee kii di Ousmane Sonko moom de son côté moom def na ko ouvert na nee na mu ngi pare pour ñu woo ko convocation ko dem ba wax loolu donc procès war naa mën a taxaw yëpp war naa mën a leer ci jamono bi nga xamante ne ñëpp a ngi xaar parce que mu ngi indi jiixi jaaxa ci ñenn ñi nga xamante ne ku nekk nga jël sa position di wax boobu ak léegi moo tax xam nga contrôle judiciaire ci maanaam homme public baaxul ba tax na loolu da koy am na lu koy jàll man dama jàpp ne loolu moo gën a tax ba Ousmane Sonko bëgg affaire yi ñu jugé ko mu jeex dégg nga ñu jugé ko mu jeex affaire bi nañu waxante dëgg ñi ñu mën a dimbale pour mu jeex justice la Ousmane Sonko Adji Sarr ñoom nañ ñu dimbale ngir yàlla nañu dem ñu régler affaire boobu mu jeex ñu nekk ci leneen man loolu laa jàpp man dans cette affaire là man loolu laa jàpp nañ dem dégg dëgg bi ñu xam te nag tamit lenn la mooy que gis nga ngir yàlla ak yonante ba bu ñu politiser ab maanaam jugement buñ ko politiser mooy li ma doon wax sànq ci impunité bi dama ne jugement buñ ko politiser nañ leen bàyyi affaire civile la nañu waxante dëgg nañu dem uy di ñu juger kii yow li nga nii naan ñu kii ñu àtte nii mu jeex affaire bi jeex dégg nga ku ci nekk ci dëgg ñu ne la yaa nekk ci dëgg ku nekkul ci dëgg ñu ne noo nekk dëgg man defe naa ne buñ ko jàppee noonu vraiment dinañu am jàmm la ñu bëgg te jàmm gëm naa ne nangam ku tooñ nag ñun tamit ñun ñii tamit sénégalais yi nañu xam wallaay kan moo tooñ boobu ñu daanee sëriñ daan ka ñu xam ne sëriñ moo daan sëriñ moo tooñ ñu noppi te bàyyi yenn yi bu ñu jël nag man di ay wax tamit am na ñoo xam ne dañuy jéem a wax yenn wax yoo xam ne amul bopp amul génn nañu bàyyi wax bi d'accord c'est vrai ku nekkul ci dëgg daal nañu ne yow nekkoo ci dëgg te ñi war a wane yoon a ko war a wax waaw voilà te yoon non dama ne ñu respecter verdicu yoon verdicu yoon bi nañ ko respecter parce que dégg ñoom tamit loolu moo tax man ma commencé ne buñ ko politiser nañ ko teg ci yoon rek wallaay buñ ko tegee ci yoon verdict bi boobu waa ñëpp nañ taw ne Cheikh Tidiane Gomis moo tooñ kenn du wax dëgg la dégg nga waaw ba pare comme ni nga ko waxee coach nekk na mbir moo xam ne wàllum càkkutéef la ñuy wax góor moo dem sàkku jigéen ci loolu la ñuy wax ba tax na nekkul lu ñu war a banaliser nekkul loo xam ne nii ak victime yi nga xam ne am na ci mu nekk lu réel loo xam ne kenn du ko lam-laamee donc nekk na loo xam ne kenn war ko banaliser li coach wax lu am importance la mooy nañu xool kan moo nekk ci dëgg ak kan moo nekkul ci dëgg askan bi xam ne kat lii moo am ci dossier bi te nii la tëddee waaye itam ñan ñoo ko war a indi googu leeral mooy ñi nekk ci bopp bi mooy ñi yor wàllum atte gi fii ci Sénégal ñu jox leen sunu ay lépp ak yaakaar lépp pour ñoom dossier bu nañu gindi ñu ci donc ñoom ñoo yeyoo gindi ñu ci dossier bi te it ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo sekk boobu les dossiers ku ci nekk yaa ngi génn ci sa côté pour bëgg ñu indi ay leeral donc ñoom am nañu sas boo xam ne nii tey jii askan bi ci boppam ñoom la ñu teg seen ay gët bëgg nag ñu def ci comme ni ko coach ci waxee lépp na transparent na nekk loo xam ne nii dañu koy teg ci njub ak dëgg waaye buñ ko nekk par parloo waaye tam bu mu am kumba am nday ak kumba am nday ak comme niñ ko waxee léegi bu ci am lenn loo xam ne nii dañ koy politiser wala dañ koy yaakaaree mu baax ci côté diw ak yeneen ak yeneen. mais Thioro Cheikh Tidiane dafa wax léegi ne contrôle judiciaire baaxul ci homme politique léegi ñu def contrôle judiciaire Ousmane Sonko man na at ñu def contrôle judiciaire d'ailleurs li ma gën a jàpp sax si sa dernière sortie mooy dinaa dem léegi pour di wuyu di signer chaque weer
ak woote jàmm gi mais nga def nit contrôle judiciaire 1 an. dossier bu kii askan wi nii tenir askan wi nii ba fukki nit ak ñeent ñàkk seen bakkan nga tenir ko 1 an te ñu gis fi yeneen dossiers yu ko jiitu woon yoo xamante ni dañ ko gaawaloon def ca lañ cay def mu jeex. est-ce que jaru woon bii ñu gaaw def lañ cay def ngir yàlla mu jeex ñu jàll ci leneen. est-ce que man jàpp ma ne yéene boobu amu ci ne kii daal nañ ko téye fii rek bàyyi ko foofu. bon lu laa ci xaw a gis man personnellement. gis nga est-ce que du loolu. parce que mënoon na gaaw. dëgg la nag ci diggante bi juge bi yoroon yaakaar naa lenn ci dossier bi génn fi àdduna dëgg la am na changement yu ci am ak yooyu yëpp. waaye ba tey dama jàpp ne yéex na ni mu waroon doxee daal yéex na gars yi nag dañuy wax le temps de la justice n'est pas le temps de nangam. mais luñ ci mënti wax rek yéex moom am na ci. yéex na te yéex gi bañ li mu yéex ñu ngi jël kenn ne ko yow sous contrôle judiciaire nga nekk te ko moom ak borom mais man sëñ man am na lu ma bëgg a laaj. ci benn baat bi nga wax nii. man daal bëgg naa ñu wax ma ko. te man daal dinaa ko gëstu. mooy le temps de justice. du temps wu. Massamba ak Mademba du temps comme ñun ñi. waaw de simple civil justice su États-Unis France nangam kon xanaa ñoo bokkuñu xanaa du la même justice xanaa du la même justice. yooyu France fi Sénégal nga koy déggee. waaw ci sunu réew nga koy déggee mais xam nga lu tax. parce que ñoom seen jëmmu bopp nañu waxante dëgg. mooy que ils ont des problèmes. dañoo am problème xam problème lan la ñu am. dañoo am problème mu déjà y a un problème logistique. y a un problème d'homme. dañoo am problème ba nga xam ne mënuñu gis nga bu ñu am parce que ñoom ñu ngi koy wax dañuy naan kii bi dégg nga pour def enquête nanga mais bu ñu amoon lu normal bu lépp ñeem woon. man gëm naa ne dégg nga bu ñu la dugalee dinañ la juger ci 2 jours wala 3 jours wala une semaine. wallaahi voilà. surtout li ko laal ci enquête bi faatu bokk na ci yenn yoo xam ne nii ñu ngi koy commencer di soulever kër gi nga xam ne woon dañ ko fa waroon bàyyi mooy fi mbir mi fañ waxee ne mbir mi foofu la amee gis nañu ci ay vidéo yoo xam ne mi ngi circuler ci internet bi comme quoi dañ ko raser complètement yëkkatiwaat ba def ko sax ñaareelu dal ci kaw R+1 la ñu ko mujjee def mu nekk chose yoo xam ne nii aussi yu jara bàyyiwaat xel la est-ce que enquête bi bu demee au fond dina mën a indi lépp loo xam ne ni tam tey jii loolu lañ yaakaar ci boobu les dossiers su fekkente ne lieux yi nga xam ne nii wala sax yenn yoo xam ne nii comme ñenn ci témoins yi wax génn nañ Sénégal ak yeneen te ñu war leen entendre ci dossier bi donc il faut aussi ñu leeral askan bi exactement fan la dossier bi toll waaye itam fan la ñu sukkandiku la ñu bëgg a sukkandiku pour indi leeral ci boobule dossier nekk na loo xam ne ni nuance la indi ci xelu askan bi donc nañ ci waaw Thioro comme ni nga wax mën na contraindre li nga xamante ne mooy traçabilité fait yi bu dee loolu yëpp am na dindi nañ ko te loolu bu dee am na rek comme ni nga ko waxee xam naa rek bi paa xanaa dina am lu leer nit ñi en tout cas sonn nañ ci ndey mili nga xamante ne ñoom lañ accusé sonn nañ ci ñëpp a ngi xaar en tout cas Thioro point yi ñu war a wax tey bari na am na yeneen actualité ñu mën a wax mais lii rek la ñu jël quelque parce que préparé wuñ dara gis Moustapha ñu ñëw rek def ni voilà ñu participer ñun ñëpp defandoo ko macha allah daal dinay jaar yoon bu baax a baax daal di dem ci rubrique bi nga xam ne moom moo di sport ginnaaw suñu bàkk